mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dalee nag jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës doore kook tolluwaay jàngoro ji di Covid 19 tey jii nag lu tollook fukk ak juróom ñoom ñoo ko am ñeent ci ñoom ñàkk seen bakkan daañu dem foofee ca makkaanu jëruñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ci biir xibaar yi bu ñu fa bàyyeekoo daañu wutali foofee ca département bu Tivaouane ak le mouvement ànd defar Tivaouane ci njiital Abdoulaye Ndiaye Ngalkou enveloppe bu am solo toll ci fukki millions la ñu jagleel étudiants yi fare foofee ca commune bu Tivaouane loole daa ngeen ci dikk ak moom ay kàddoom ci biir xibaar yi assemblée générale d'information bu ak renouvellement du conseil national de la maison des éleveurs ci njiital Ismaïla Sow dikkaat nag ci projet bi nga xam ne lii di CEDEAO moom moo ko daal di financé ñoom ñoo di éleveurs yi loole daa ngeen ci ànd ak moom ci biir xibaar yi ñeel biti réew daañu wax nag ci wàccu liggéey Idrissa Déby nekkoon na njiitu réew foofee ca Tchad ginnaaw bi ñu ko tabbee ci ayu bés yi ñu génn mu nekkoon nag juróom-benneelu président foofee ca diwaanu Tchad daal dinay wuy ji boromam loole daa ngeen ci ànd ak Aminata Ndiaye ci xibaar yi ñeel biti réew mbokk yi li daañu si toftal xibaar yi ñeel tàggat yaram li ci yéen kaay mooy ndar képp yi la xibaar tey jile talaata yi moo ko ñaar fukki fan ci weeru avril atum 2021 asalaamaaleykum. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi jàngoro yi Covid 19 ak tolluwaay bi tey jëlee tolloog fukk ak juróom ci doomu aadama ñoom ñoo ko amee ñeent ci ñoom ñàkk seenu bakkan ñu dem foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ànd seeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci. juróom-ñeent téeméer ak fukk ak benn test yiñ def fukk ak juróomi cas ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaari cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom-ñett yiñ tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag communautaire yi nii lañ tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñeenti cas yu tëddee nii benn ci Almadies ci Liberté 6 Mbao ak Nord Foire ci région yi am nañ ci tamit ñeenti cas yu tëddee nii ñaar ci Vélingara benn ci Kolda ak Matam juróom benn fukk ak benn malade ci ñi entré woon hôpital ak ñi topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation ñeent malade ñàkk seen bakkan bu su démb altine fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan mu ngoog ñu bàyyeekoo foofee ca makkaanu jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gi-yaram wutali foofee ca commune bu Tivaouane ak mouvement ànd defar Tivaouane ci njiital Abdoulaye Ndiaye Ngalkou enveloppe bu am solo toll ci fukki millions ci suñu koppar moom la ñu jagleel nag étudiants yi fare foofee ca Tivaouane lu ñu mel nag mu daal di koy door ngir gën a jàppale ñoom ñooñee di étudiants yi nekk foofee ca Tivaouane te nekk nag ci université yi nekk fii ci biir réew mi leeral li ñu ànd seeg moom Abdoulaye Ndiaye Ngalkou ci micro Mamadou Ndione. bon tey li ñu fi dajale mooy dañu am sunu ay frères sunu ay jarbaat yoo xam ni dañ ñëwoon seet si ma waxaan ma seen ay tolof yi ñuy dund au niveau de l'université amoon ay problème dëkkuwaay je pense que bi njàngi mi demee bu fekkee da nga am ay doom am ay rakk am ay jarbaat bëgg leen a jàngaloo te amuñ nekkuñu dans des conditions yoo xam ne dina leen permettre ñu mën a jàng. Je pense que c'est loolu moo tax ñoo ñëw seet si waxtaan ma ak man expliqué ma ñama ko dañu am ay difficulté donc difficulté yi ñu am nag mooy problème mu logement bon bi ñëwee samedi dernier ñu toog waxtaan bi yaatu ma déglu leen ñoom ñëpp donc étudiants yi nga xam ñoo nekk ci université yi nekk Sénégal yëpp ku nekk wax ma sa bëgg-bëgg nga xam ni buñ ko amoon peut-être dina leen dimbali seen wàllu jàng donc si loolu nag laa jëloon ay décision waxoon leen man dina leen appuyer
pour subventionner leen à hauteur de 5 millions de francs CFA. Université bu nekk ci Sénégal ressortissant étudiant Tivaouane bu nekk man nii dinaa fexe jël ñaari appartement donc fayal la caution bi fayal la aussi le mois d'avance pour que au moins ñu mën a nekk seen jàng donc li moo waraloon ndaje bi tey pour ñu def la remise symbolique jébbal leen aussi tamit ay benn lot de matelas toll ci 60 matelas yoo xam ne dañ ko jox étudiants yi aussi. si loolu aussi waxoon nañu aussi seen ay difficultés si wàllu photocopieuse imprimante ñu jébbal leen tey aussi imprimante multifonction 6 imprimantes ak 6 ordinateurs yoo xam ne boole nañ ko si. pour vraiment jàpp leen si loolu. mu ngoog ci loolee sax la ñuy desandi ak Cheikh Mouhamadou Mbaye bokk nag ci étudiants yi foofee ca commune bu Tivaouane lu ñu mel nag mu daal di koy rafet lu jàpp ne lii di mouvement ànd defar Tivaouane daal di nañuy sóob seen loxo ci jàppale étudiants yooyee loole nag mu daal di ci rafetlu bu baax a baax yëkkati ay kàddu dénk ko Mamadou Ndiond ñu teewlu ko. dañ ñu digoon ay mbir parce que dañoo amoon problème ñëw diis ko ki nga xamante ni moom mooy le président du mouvement ànd defar. balaa ñuy remercier geste yi mu def maanaam indi ay solution ci problème yu ñu amoon dimbali ñu ci ay kër ci logement dimbali ñu ci volet pédagogique wàllum jàng dimbali ñu ci ay matelas dimbali ñu ci wàllu waxtaan ak ñun ñaax ñu wax ñu que ni yéen kat ay doomu Tivaouane ngeen dafa am taxawaay bu ngeen war a am donc wax nañu waxu mag wax ñu waxu parent wax ñu waxu koo xamante ni njiit donc tey jii nii bi ñu jugee ci loolu samedi mu ne ñu xool leen heure bu leen neex samedi prochain ngeen ñëw incha allah ñu remettre leen lépp liñ leen dig yaakaar naa ni tey loolu jot na tey kon nekkul woon ay waxu naxe donc ñun ñi ngi koy sant di ko gërëm tey jii nii amuñu leneen lu dul kàddu ngërëm ci envers moom donc président ñi ngi lay wax jërëjëf gis nañ li nga def pour ñun gis nañ li nga def pour Tivaouane parce que tey jii kat mënuñu wax dëkk te duñu wax jeunesse tey quand on parle d'une population on parle plus précisément de la jeunesse te tey Tivaouane dafa nekk dëkk boo xamante ni ndaw yi ñoo fi ëpp tey boo dimbalee ndaw ñi dimbali étudiants yi bul yaakaar ni ndaw ñi rek nga dimbali nga papa yi dimbali nga yaay yi dimbali nga maam ñi dimbali nga sa bopp te ëllëg tamit ñooñu dinañ ne ñun dimbali woon nañ ñu dañoo war a dimbalee kon nag président tey jii nii ñaax nga ñu waaye it joxe nga posé nga acte boo xamante ni bii nii war na ñaax ñeneen ñi nga xamante ni yow ak ñoom yéen a séq kujje ëttu politique bi. mu ngoog ñu bàyyeekoo foofee ca commune bu Tivaouane wax nag ci assemblée générale bi nga xam ne ñi di éleveurs yi ñoom ñoo ko daal di amalee fii ci chambre de commerce bu diwaanu Thiès su ñu mel nag ñu daal di sumb ak projet boo xam ne lii di CEDEAO moom moo ko daal di leen koy jagleel loole nag bu ñu sukkandikoo ci Ismaïla Sow daal di koy rafetlu jàpp ne fi mu ne nii ñoom ñooñee di éleveurs yi seen taxawaay daana gën a mucc ayib muy yëkkati ay kàddu dénk ko Adiba ñu teewlu ko. tey dañu doon daje. pour def lii ñuy faral di wax naan information sensibilisation mooy dafa am benn projet CEDEAO bu bees boo xamante ne bi dañu ko financé ci biir maison des éleveurs ñoo waroon tey woo suñu membres yi def tourner dans les régions dans les 14 régions pour que ñu waxtaan ak ñoom informer leen ci yëgal leen ko mais leeralal leen ci lu bari beneen bi aussi dañoo tulluwaat ci war a yeesalaat suñu kuréel te balaa ngay dugg ci yenn yi aussi dafa laaj diisoo ak waxtaan mais aussi leeralal leen lu bari pour que ñu mën a xam ñoom ci seen jëmme bopp la nga xam ne bëgg nañu ko def nan la ñu koy defee ak ban jamono la ñu koy def mais kenn ci ñoom ku ne jël ci xalaat mais aussi waxtaan delloo ko ci base bi. waaw projet bi dafa nekk projet boo xamante ne bi dafa yëngatu ci wàllu jënd jur jaay jur parce que dañoo considéré ne comme réew mu mel ne Sénégal naam ay éleveurs yaa ngi fi mais réewu consommateur la fi réew bu mel ne Côte d'Ivoire aussi réewu consommateur la et Mali ak Burkina ñoom dañoo yore jur yu bari kon réew yooyu aussi. dafa mel ne ay réew yoo xam ni dañ leen jàppe ay réew producteur lañu loolu moo tax CEDEAO financé woon projet boobu
pour que conseil national de la maison des éleveurs ànd ak yeneen kuréel yoo xam ne yi tey ñu ngi Burkina Faso yu tudd Santaba pour que ñu waxtaan seet naka la ñuy mën a def pour que ñu dem foofu dafa jënd ay jur dëkk indi Sénégal wala dëkk yóbbu aussi fu mel ne Côte d'Ivoire. mu ngoog ñu wax ci leneen mu soxal wàllu njàng ak njàngale xam ngeen nag ci jamonoy koor ñu xam ne ñoo nekk élèves yi di yendu ci école yi ñu bari ci ñoom nag di yëkkati ay lido di ko yóbbaale ci école yi ñeneen yi également jëm ci wàllu carte ñu koy amal foofee ci seen école lu ni mel nag soxna Fatou Fall wàccoon ci mbedd mi taataan seen i kàddu ñu teewlu ko. bu ñu ñëwee nag suñu kaara yi duñ fa def dara quoi moo tax ñu ñëw fii di carte pour ambiance bi noonu bu ñu jàngee ba pare dañuy jël carte yi carte par étape la rek. temps booy na nii dañuy fon nii rek bu ñu jàngee ba pare dañuy fon nii rek yaa mu gën a am après ñu bàyyi ko. jàng bi tamit jàng bi daa am heure la esprit daa war a noppal jàng bi si la bokk moom dañoo war a jàng ndax lii suñu parents yi loolu la ñu sant ñu war a jàng. waaw dañoo war a fo moom mais jàng heure jàng bu jotee dañoo war a jàng heure fo bu jotee dañoo war a fo jàng tamit si la bokk suñu devoir mooy ñu jàng teral suñuy yaay ak suñu papa yi yóbbu leen mag tabaxal leen kër jox leen or. c'est que bu ñu nekkee kër ga tamit koor gi day yéex mais boo nekkee fii nii di carte ci heure bi li ñu toogee fii nii di carte nañ gën a mën a rey heure bi pour heure ndogu bi gën a jege que bu ñu nekkee kër gi. ànd naag jàng sax ci bu dee da nga nekk mais comme ça xiif di liir yooyu loolu yëpp pour man daal àndu xaw ma ñeneen ñi. parce que carte moo gën a amusant parce que carte mën nañ ko def ñun ñëpp autant que nekk di liir. bu ñuy lire individuellement la ñuy lire te comme bu ñu ndogoo pay parce que koor tamit àndut ak toog di lire ci man xaw ma ñeneen ñi loolu moom boo ko bëggee defaral da nga leen di rey sérieusement. ñu wax ci leneen tab bi ci xibaar yi ñeel biir réew mi wax nag ci saisie de faux médicaments foofee ca Patte d'Oie bu ñu sukkandikoo nag ci avocat yi layel société boobee nga xam ne ñoom la ñu jiiñ mbir mu nu mel loole nag daal dinañ koy weddi ba set ñu ànd seek soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak l'armée bi nga xam ne mission bi mu am ngir aar Casamance l'armée bi ma ngay wéy di amal ay patrouilles yu zone à risque yi loolee tax ba ñu gis juróom-benn néegu yàmba daal di ci yàqaale fukki teen ak it ay téeméeri saaku këriñ yu defkatu ñaawte fi abandonné tam mu bàyyeekoo ci garab yi ñu gor. ñu teg ci lu soxal trafic garab yi ñu jàpp ca Patte d'Oie am na leneen lu ci xew mbootaayu àttekat bi te ñu xamle ni seen loxo dafa laale ci mbir mi ñu ngi wane seen nakar ci taxawaay bi waa xarale gi taxaw ci li leen soxal ci ab communiqué ñu ngay setal seen bopp di wax ni dañu leen jiiñ lu ñu deful avocat wu défense bi sax amul benn àtte contrebande bu ñu leen mën a àtte ñu jeexale xibaaru biir réew mi ak ña dëkk ca Bambilor ñu ngay wane seen bu mer démb ci altine ji la ko waral nag mooy l'accident bi indi ñaari ndaw yu ci ñàkk seenu bakkan lu tolloog benn waxtu lañu baaree tali Rufisque Bayax bi ngir ñu mën leen a defaral ay doodaan l'accident yi am ci côté station Shell bi indi na juróom-ñaari ndaw yu ci ñàkk seenu bakkan. mu ngoog sant ko gërëm ko soxna Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaari ñeel biir réew mi ñu wax nag ci seen rubrique Ramadan kii di Roqe Mbeng daal di taxaw seetlu ci jigéen joo xam ne dafa wan lor ci jamonoy koor gi ban anam la war a taxawee ak lan nga xam ne donc noonee lay jëfandikoo ak dundam leeral li ñu ànd seek Roqe Mbeng. tey dañuy waxtaanee ci jigéen ju wérul nekk ci weeru koor ban jigéen ju wérul moo war a woor ci weeru koor bu fekkente ne jigéen ju wérul ji dafa ànd ak santé bu ko may mu mën a woor ci weeru koor mu mel ni kookee tere wuñ ko mu woor waaye bu fekkee dafa nekk jigéen ju wérul joo nga xamante ne amul kàttan te war a nekk koo nga xamante ni dafa war di naan ay garab kookee xëy na dina ko jafe mu mën a woor ci weeru koor rawatina li nga xamante ne dañ koy digle saa su ne mu mel ni ki nga xamante ne moo di jigéen ju wérul toll ci weeru koor nee nañ ko war na mën a sarax ki nga xamante ni moo di taalibe wala keneen koo nga xamante ni mën na koo leel maanaam ko nga xamante ne dooleem bariwul ci weeru koor gi mu jàppale ko ngir mu mën a lekk ba suur bu fekkee loolee mënul nekk mën na itamit dàq li nga xamante ne rek moo di weeru kooram ba weer ba ca topp wala weer wi nga xamante ne rek moo ko arrangé pour mën a woor weer wi waaye am na ñoo nga xamante ne dolli nañ ci ne même buy woor weer woowu daf ko war a àndaaleeg leel gi nga xamante ne war na ko leel ki nga xamante ne amul doole waaye ak lu
lu ci mënta nekk nee nañu daal avis yi dafa wuute ci diggante bi nga xamante ne moom la nit ñi di gis ci ni nga xamante ne moo di taxawaayu kii di jigéen ju wérul ji ak ki nga xamante ne fi mu ne nii dafay nàmpal doomam waaye nag li ci am ba am mooy loolee ñi ko mën a àtte rek mooy fi nga xamante ne fa la jokk moom jigéen ju wérul ji wala njabootam jokk fa ngir ñu mën a laaj ki nga xamante ne rek moo di sëriñam wala ñu laaj njabootam maanaam famille am nan la ñu daan def bu fekkente ne dañoo toll ci jamono joojee ngir mu mën leen gimmi ci lu nu mel mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ji ci lu soxal wàllug Ramadan. mu ngoog mbokk yi ñu tàbbi ci xibaar yi ñeel biti réew ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi ci wàccu liggéey Idrissa Déby nekkoon nag njiitu réew foofee ca diwaanu Tchad ginnaaw bi ñu ko tabbee ayu bés bi ñu génn mu nekkoon nag juróom-benneelu président bi nga xam ne rek moo waroon a jiite foofee ca Tchad leeral ñu ànd seek Aminata Ndiaye. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ak présidentielle yi ca Tchad résultat yi nag daal di wane ne daal kii di Idriss Déby Itno moom la ñu falaat ca boppu nguur ga yooyu les résultats nag nekkoon résultat yu ñu xaarandi moom nag njiitu réew mi mu ngi doon jàmmaarloo ak candidat opposition yi nga xam ne dañoo boycotté woon scrutin bi ñuy xaarandi nag résultat définitif yi fukki fan ak juróom ci weeru mai gannaaw ba ñu fësalee ni kii di Idriss Déby moom la ñu tabaat mu nekkat ca bopp réew ma dooraat nañu beneen xibaar buy wane ni daal dañ ko daal di faat loolee nag ka ko xamle moo di porte parole bu l'armée bi di général Azem Bermandaou Aguna ci ab bataaxal bu bàyyeekoo ca télévision bu Tchad kii di Idriss Déby nag moom amoon na juróom-benn fukki at ak juróom-ñett. ci Sénégal ñaanu permission bi avocat wu Hissène Habré yi déposé woon na ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars daal di nañu ko refusé dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril la ñu fàttali rek ne moom mi nga xam ne moo nekkoon président Tchad dañu ko daal di condamné woon atum 2016 ci giiru dundam ndax ay crime contre l'humanité yu mu doon amala ci atum 1982 ba 1990 boobu ba léegi nag mu ngi nekkoon ci prison bi nga xam ne mooy Cap Manuel bu Dakar ci ay jamono nag ci atum 2020 mayoon nañu ko sax moo génn lu toll ci juróom-ñaar fukki fan ginnaaw nag ba nga xamante ne ni pandémie bi di Covid-19 nekkoon na ci biir réew mi. ay xeexoo ñi ngay wéy di am fële ca province bu Kanem bi nga xamee ni bi ab bataille daal dina fa am ci samedi ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ca ngoon na l'armée bu Tchad bi nag di jàmmaarloo boobu ba léegi ak ay colonne rebelle bu FACT muy Front pour l'Alternance et la Concorde. mu ngoog sant ko gërëm ko Aminata Ndiaye mi ñu doon jukkil xibaar ñeel biti réew xibaar ñeel tàggat yaram ñu ànd ceeg Fallou Ndaw bokk nañ la ca gën a fës assemblée générale ordinaire bu fédération sénégalaise de football ñu jàpp ko nag fanweeri fan ci weeru mai bi ñu dëgmal. ñu ubbee ko ak comité exécutif bu fédération sénégalaise de football mi nga xam ne ñoom daje nañu fële ci seen siège ca Dakar. ci biir réunion boobu nag bañ ca jeexalee rek li ñu tënk mooy datu assemblée générale ordinaire bi nag jàpp nañ ko pour weer bi ñu jëm weeru mai 30 mai lay doon 2021 et que assemblée générale boobu dinañu ko amal fële ci Ndakaaru ñoom it taxawal nañu comité électoral ak comité recours jëmale ko ci mbirum élection commission yooyu nag taxawal nañ leen pour rek waajal assemblée générale extraordinaire bi ci loolu commission électorale bi nga xam ne moom moo war a taxawal élection yi nag juróom-ñeent membre fal nañ leen ci commission recours bi nag ñett membre lañ ci daal di fal. ñu wax ci mbirum sport ñi nga xam ne liggéeykat yi ñoo ko moom muy sport travailliste dañ gën ko xam ci corpo organisation africaine du travailliste et amateur nag ñu gën koo xam ci OSTA ñoom nag ñu ngi ci département de Mbour fii ci Sénégal pour rek waaj defar seen congrès continental bi nga xam ne ubbi nañu ko fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi
congrès boobu nag dina dem ba ñaar fukk fan ak juróom-benn te ñu ngi koy amal fii ci département de Mbour. ñu wax ci nawetaan ñuy yeesal rek seeni kuréel. tax na fii ci ORCAV bu Thiès nag kii di président Bayla Bass te mu nekkoon président moom rek la ñu falaat pour ñeent at ci seen assemblée générale boobu nag fukk ak ñaar vice président tabb nañ leen. vice président bi jiitu nga xam ne moom la ñu dénk mbirum marketing ak sponsoring mooy Séni Ba ñaareelu vice président bi nag nga xam ne moom la ñu dénk mbirum koppar yi di Mamadou Lamine Niang nga xam ne ñu ngi ko fal rek ci bés yi ci bopp ODCAV bu Tivaouane. ñetteelu vice président bi nag te ñu chargé ko rek CQRP muy mbirum àtte yi kooku di Amadou Niambaw ndekk ca Mbexe. secrétaire général bi nag Mamadou Wade la trésorier général Émile Diouf. ñi nga xam ne nag ñoom la ñu tabb rek pour ñu dem toogal leen fële ca ONCAV ñu tuddee leen les délégués à l'ONCAV Thierno Payla Bass lay doon président bi, Ousmane Diop, Mamadou Niang, Papa Amar Mbodj ak Djibi Ciss. ñu jeexale ko ak course hippique course fas dawal nañu nag seen fukkeelu ayu bés ak juróom-ñaar ci fii ci Ndiaw Macodou poulain yi nga xam ne nag seen ñaar at lay doon. ñoom day kii di Baye Bara Diène moo jël place bu njëkk ba junneeg 200 mètres lañ doon daw moom nag daw na ko rek ci benn minute bu tegal fanweer ak ñaar sa deuxième ba Elimane troisième Léon du Boyouf quatrième ba di Omar Bao. ci poulain 3 ans yi nag Marème Da moo jël place bu njëkk ba ñaari minute ak ñaar fukk saa la ko daw. Marie Pierre jël ñaareelu place bi, Alpha Ndiaye jël ñetteelu place bi, ñeenteelu place bi Jeeg moo ko jël, juróomeelu place bi Miss Yacine. ci groupe 1 bi nag ñaari junneeg 200 mètres lañ doon daw. Aminou Ouma moo jël place bu njëkk ba, ñaareelu place bi Dardas, ñetteelu place bi Riyad, ñeenteelu place bi Damel Teeñ, juróomeelu place bi Major. ci groupe 2 bi ñaari junneeg 200 mètres burax nag mooy wéy di wane rek ne moo mën ci distance boobu ndax rawatina ko ci 3 minutes yu tegal juróom saa. ñaareelu place bi Njuga Fall, ñetteelu place bi Jeyna, ñeenteelu place bi Very Good, juróomeelu place bi ñoddi. groupe ñett bi nag moo ko jeexal ñoom it ñaari junni mètres yu tegal 200 lañ doon daw. Bel moo wëndiwaat taxawaayam ak xarañteem ndax mu ngi raw lu bëri ci course boobu moo ko rawaat ci 3 minutes yu tegal 3 saa. ñaareelu place ba nag Suddu moo ko jël, ñetteelu place bi Jàmmu Yàlla, ñeenteelu place bi Taxwa, juróomeelu place bi Docteur Dia Xarañ. mu ngoog sant ko gërëm ko Fallou Ndaw mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel tàggat yaram li ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndar képp yi la xibaar ñu ànd ci ak soxna Roqaya Mbeng. dal leen ak jàmm. quotidien Le Soleil mi ngi waxtaane wàllum càccum jur gi fële ci département bu Goudomp mu mel ni lu ñu faral di gis la jamono ji waaye nag li nga xamante ni moo gën a tax muy am bokk na ci li nga xamante ni moo di ubbeeku gi suñu dëkk yi ubbeeku ci yenn ci frontières yi bokk na ci frontière bi nga xamante ni moom moo dox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau mu mel ni rafetal gi nga xamante ni réewu Sénégal tàmm na ko bokk na ci li tax ku ne di dugg ak di génn ba daal yenn yi di daal ñi nga xamante ni ñoo di mbokk sàmmkat yi. gestion bu affaire publique ak politique kii di l'observateur mi nga xam ne Macky daf ci am doxalin gu bees ci page 3 bu journal bi ñu ngi ciy gis ne L'Obs ma ngay bind ne ab soppeeku bu rëy la ñu gis ci Macky Sall ginnaaw ba nga xamante ni rek mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr dundoon nañ ko ci jamono yenu ñu weesu kii di président Macky Sall daal dafa def ab changement bu rëy ci wàllug naka lay defee management am mu mel ni daal jël na gëtam teg ko lool ci dossier yi nga xamante ne moo soxal nguur gi ak it naka la ñuy def ngir seetaat ak yeesalaat mbiru appareil politique bi nga xam ne war nañu mën a defalaat ab doxalin bu bees. Vox Pop moom dikkaat na ci wàllu fédération sénégalaise bu football ginnaaw ba mu taxawee ngir saytu mbiru Aliou Cissé ndax it fas yéene na Aliou Cissé daal di doxal gu yees ci équipe bi. ci page 8 bu journal bi ñu ngi ñuy yëgal ne comité exécutif bi ni ki démb sax defoon nañu ab ndaje ngir saytu ay poñ yu bari bokk na ci nag naka la ñuy def ngir waxtaane waat mbiru doxalinu ñii di gaynde yi ci jamono yee ñu weesu ba tax na daal ne nañ Aliou Cissé faaw mu soppi doxalin.
quotidien bii di la tribune moom nag dikk na ci xëccoo jamono ji gi nga xamante ne mi ngi soxal wàllu élection locale yi mu mel ni Benno fi mu ne nii daal teg na tànk fee di Louga Thiès Kaolack Ziguinchor ak Kolda ngir itam saytu naka lay def ngir am fa ndam bu baax a baax waaye nag nee nañu ci li ñu gis jamono ji daal wane na ne lii di coalition boobee daal est-ce que nag dooleem delluwul ginnaaw bu baax a baax ndax sax nag ña ngi cey seet ndax coalition boobu mën nañ ko tuddee coalition jamono ji ndax itam am na ci ay bëñ yoo nga xamante ne rot na ci jamono ji ñu toll la tribune di ko xamle quotidien le quotidien moom nag fi mu ne nii ma ngay waxtaane wàllu tàngoor gi nga xamante ne moom la waa Fuuta wóoraale ba tax nañu ca bari ci ndaw yee ña ngay daw wutali Ndakaaru jamono ji sax ñu ngay xëccoo bus yi ak ñi nga xamante ne ñoo di mag ña nekk foofee ca dëkk ba Les Échos nag dikkati na ci mbiru capitaine Touré di xamante ne kii di maître Sidiki Kaba fi mu ne nekk nii dëgëral na wàllug sanction yi nga xamante ne war nañ ko koo teg mu te mel ni sax jël na daanuk 60 jours teg ko kii di capitaine Touré waaye nag bu moyul sax moom capitaine Touré moomu dinañ ko dàq ci place am bi nga xamante ne ca la doon liggéey mu mel ni ñu ngi koy déglu jamono ji fas yéene nag teg li nga xamante ne moom lañ ko fas yéene daan loolee nag tax terewul décision bi nga xamante ne moom daal moo ci war a jóg mu nekk décision bu mujj bi amul kenn ku ko mën a jël ku dul kii du njiitu réew mi di Macky Sall. ñu jeexalee ak stade quotidien moom nag waxtaanee na wàllug super ligue bi mu mel ni nag wàllug discipline bi dafa mel ni fi mu ne nii ñi yor koppar dañ koo yor loolee nag rafetlu wuñ ko lool nee nañu sax nag mën nañ ko tuddee ab crime ci lu jëm ci wàllug football bi UEFA bi nag fi mu ne nii dafa mel ni tontu na super ligue bi waaye nag am na benn format bu bees boo nga xamante ne C1 bi teg na ko mu mel ni am na 36 club yoo nga xamante ne jamono ji nangu nañu seen validation waaye Tottenham fi mu ne nii doxalatul wàllug li nga xamante ni moo di liggéeyam waaye Mourinho fi mu ne nii nag mën nañu wax ne super wanam ñàkk na ko super ligue bi nag Mané ak Mendy bokkuñu ci Aliou Cissé ñi ngi ko tekki gët jamono ji COMEX bi nag fi mu ne nii nee na lu soxal wàllug mondial 2022 yi wàllug éliminatoire yi dinañ ko suwe niki le 7 juin ak it le 13 juin ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar ci xarale gi ñu àndoon seek madame Jiite wàllu réalisation àndoon seek Mamadou Ndione 22h bu jotee seen émission salon d'honneur dina fas yéene dalal kooke di Abdoulaye Diop Bichri fas yéene seq ak moom waxtaan wu yaatu ci pencum Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.